2006 sous l'ère Abdoulaye Wade muy assemblée générale bu Nations Unies mais ñu gis ne souvent ci commissariat de police yi ak ci prison yi souvent dañu fay gis cas de torture yooyu te souvent mbir yi du mujj fen bi ci gënoon siiw muy kaaw Ilimane Touré bi nga xam ne ñàkkoon na bakkanam ci police bu port mais également mbirum grâce présidentielle nga tontuwaale ci ni ñu koy doxale jaar na yoon wala jaarul yoon. ah man de nga baal ma man grâce c'est vrai que mécanisme la boo xam ni war nañ ko mën a utiliser pour dawal yërmande ndax prison war na mën a permettre réinsertion war nga faa génn daal di amandé wu changé ni man daal li ma doon def baaxul waaye bu ma génnee dinaa jéem a baax te buñ la gracié wul mën nga faa dee te pourtant mën nga def prise de conscience biir prison kon grâce am na fonction bu baax mais par contre war nañ koy étudier bu baax tamit ndax man seetlu naa grâce bu amee Yves sa jabar nag moom moomuñu yow mën na la moom ñun moomuñu mën nga tere wax Yves donc dama ni yow dama lay defal exception non moom moo la moom mais ñun dama lay defal exception ñun mën nga tere wax Yves waaw voilà boo ragalee sa jabar ta affaire la alors léegi ñun yaa ngi woon ci grâce yi grâce yi li mu ko seetloo chaque fois mu am criminalité bi day yokku day mel ni gars yi prison dañ fay togg ay togg ba mu ñor buñ génnee taal dëkk bi gis nga crime yu atroce yi fi am dem rey ay gendarme Koupentoum ñii dem ay feneen dem rey nit ñi di dem en général ay bandits de grand chemin yoo xam ni biir prison dañuy affiner seen stratégie erreur yi ñu defoon sax ba jàpp leen dañ koy mën a éviter ba pare dañuy dégg def entente association de malfaiteurs fu la gën a grave dañ koy togg bu ñu génnee yow ngay Modou kii Lamine Ibra ñu dañu prison di waxtaan ça va yow noo defoon man ni naa defoon yée erreur yoo defoon lii tax jàpp ma che yow bu ma génnee ñuy ànd yow dañuy def bande dama turu turam benn kilifa bu mag dama nekkoon avocat mu ne ma mais man du ma nelaw guddi ma ne ko grand looy wax ni mu ne ma man chambre bi ñu ma def ku ne da ngaa rey nit bu guddee gi def ni ñu rey nit bu ma xalaat nañ may rey mu ne mënu maa nelaw guddi mu ne noonu lañu ma torturé parce que dañu ma dugg chambre boo xam ne ku ne da ngaa def meurtre assassinat loolu leen toppee ñi meurtre ñi assassinat mooy meurtre médité prémédité wala avec guet-apens boo xam ne da nga ko préparé rey daa di yeeru li bu romb nga dóor mu dee alors kooku xam nga ni du nelaw guddi ndax ay bandi yoo xam ne ku ci nekk rey nga nit lañ ko wala moom kenn ti muy kilifa goo xam ne dafa doon yore société bu mag la jiite woon di ko kilifa ci réew mi ma ne ma xoolal li ñu ma def kon grâce ñooñu bu ñu génnee bandi yooyu boo ko nekk dañuy fexe ba kenn du leen jàpp te dañu gën a soxor parce que dañu gën a aay bu doon paakal dañu wut ay kalachnikov jënd ay fetal léegi nag dem ci magasin yi di braquer ci village yi ci xam ni commerçant bi ci village sangam commerçant bu riche la ñuy wàcc fa oto 4x4 gaare yëpp bu résisté ñu rey ko abattre ko mu daanu. waaw maître da nga wax bu am solo. extrêmement grave da nga wax bu am solo muy criminalité. nga wax ne am na nit ñoo xam ne ci biir kaso bi fa la ñuy former ay bandi yu mag di génne di daje ay boutique mais loolu bu demee ba am problème réinsertion am na parce que la peine dafa am li ñuy wax double vocation punir l'individu parce que dafa fauté ensuite ñu favoriser réinsertion sociale am loolu bu amee la responsabilité incombe à qui ba criminalité bi toll foo xam ne tey ñëpp mën nañ ko joxañ baaraam. waaw moi je crois que état bi am na ci responsabilité tout comme doomu aadama bi parce que état war na d'abord éviter di tëj enfin pas état justice ñu tëj ay jeunes yoo xam ni buñ demee prison dañu gën a yàqu dañu leen di yàq loolu ak mën nañu mën a tëj mën a am yeneen forme dégg naa ñu ay bracelet ak yooyu ak yeneen mais nañu xoolaat politique bi nu ñuy tëjee ak nu ñuy tëjee da ngeen benn xale bu def erreur bu ndaw doon tux yàmbaa ñu jàpp ko tëj ko mu dajeeg ay reykati nit ñu formé ko mu génn di rey xam ko boo degré gën a yéeg loolu la ñu war a éviter nañ dawal yërmande mais punition day am ak réinsertion mais na am équilibre nekk aussi doomu aadama nag vraiment doomu aadama la nag dafa war a nekk nit yow bu ñu la tëjee bëgg la yar
nga bëgg a dëkk ci parce que am na ay bande yoo xam ne bu ñu génnee prison te prison du ay bande rek nga fay nekk dañ naan ñoom dañoo bëgg a delluwaat dañuy génne tey dem sàcc fu dugalaat leen xam nga lu am na. sama dernière question Pape Ndiaye s'il vous plaît sama dernière question parce que li muy wax c'est très intéressant yow en tant qu'avocat parce que souvent les détenus dañuy plaindre ne avocat yi dañuy lekk seen xaalis duñ fa ñëw mën nañ ci joxeñ baaraamu tuuma dañuy wax ne avocat yi bu ñu la xësee ba encaissé si cadre bi boo leen gisee procès la yow ma ne du ñëpp quoi ñenn ñi quoi. quelques avocats. xam nga maître bi ñu koy invité dañ def bande annonce jamono ji ñu détenu yu nekk si 37 prison yi seetaan émission bi te dañ ci biir prison yi dafa am cabine expresso dañuy woote di wax seen doléance boobu bokk na seen doléance ñu ne ñenn ci avocat yi dañu leen di fay te du ñu leen gis ñenn ñi sax seen audience bu ñu ñëw moom en tant que avocat man di ko laaj est-ce que waaw question bi waaw maître yaakaar naa ne bii mooy nekk suma question bu mujj ñu joor a jox ñeneen ñi ñu am seen i laaj mooy maanaam dañuy jot doléance yu bëree bëri bi ñu bi détenu yi seetaanee xam ne yow la ñu invité fii ñu ne ñu laaj la ko yow en tant que avocat boo xam ne sa kaddu sori na ñuy ñaaw ñenn ñi daal di ñaawlu ne ñoom daal bu ñu leen tegee loxo avocat yi dañu ñëw ci CAF bi laaj leen xaalis mais bu ñu leen laajee xaalis duñ ñëw ci kaso bi seet leen duñ leen gis duñ leen indil benn information jour bi ñu leen notifié mais dañu leen àtte si la ñuy gis seen avocat si la ñuy door a gis seen avocat loolu mooy beneen bi mooy nga leeral maître ban contrat moom moo lié avocat bi ak le détenu ndax l' avocat est tenu dem si prison bi seeti détenu bi di ko indil ay information avocat bi ndax si liggéeyam la bokk mu indi ay éléments de preuve yuy innocenté client am loolu mooy sama laaj bu mujj maître nga tontu ci voilà dama bëgg foofu sax dafa am importance ndax sax day am souvent problème entre client bi ak avocat bi ndax day am incompréhension ndax client bi day bëgg avocat bi di ko seet tout le temps mënul nekk prison du place su liggéeyukaay avocat suñu lieu de travail c'est le tribunal prison du suñu liggéeyukaay client bi day bëgg chaque jour yow toog waxtaan ak moom bàyyi sa liggéey tribunal bàyyi sa liggéey cabinet ñun cabinet ba la ñuy liggéeyee ak tribunal mën nga bañ a sax dem prison ba sa client ñibbi këram ndax dem nga kaaf ba gisante ak moom wala yaa ko gunge léegi article 5 règlement 5 de l'UEMOA bu ñu nee niip am nga droit ci avocat bu taxawu la bañ defeere la xam na dossier bi jël PV bi lire ko ba ñu nee ginnaaw suba lañ lay àttee lan lay di wuti prison wala nga dem instruction wala def ay 3 mois 2 mois yoo xam ne kenn owagu la nga gisuma sama avocat lu fay def ci prison bi pour tes beaux yeux ñëw di la xool daal dafa lay nga ma 5 millions wala 20 millions dama ñëw di la waxtaanal daal man maay sa waxtaankat di la maay sa wétalikat avocat du wétali benn client par contre avocat mu ngi dem ci bureau juge bi mu ngi wut
audience pour ñu interroger client am pour mën demander liberté provisoire est-ce que loolu bu demee prison lay amee liberté provisoire bi est-ce que bu demee prison le juge bi di convoquer client am pour mu ñëw wuy si ñu interroger ko ndax mu mën a demander liberté provisoire démarche yooyu avocat bi def mais client bi du ko yëg mais avocat baa ngi koy def suba ngoon jour audience bi avocat bu taxawul dag lekk xaalis jàmbur kooku moom sa serment nga trahir. dégg naa yow avocat VIP nga de doo plaidel ñi amul xaalis de. man may avocat du peuple. nit ñee ko wax de. man ñëpp lay plaidel gis nga man. bëgguma tax yaakaaru kenn. di ko dalee ci président yi premier ministre yi di ko dalee ci Afrique yëpp fii ba Maroc. fii ba Togo ba Bénin fii ba France. plus travailleurs yi la tax ma créé parti des travailleurs et du peuple. man avocat feu Iba Ndiaye Diadji. man avocat Mademba Sock. presque 98 bi fi leen fekk. fay ñu ma ñaar dërëm. procès bu duré bu ci nekk plus de 20 jours. avec 96. comme jàll ñu jàpp si télé yëpp lañu jàpp. yaa ngi may dégg. man may avocat CNTS bi Ablaye Wade ñëwee toj CNTS. créé CNTS FC. ndax boobu CNTS dafa bëri woon doole. ci pouvoir socialiste. ma nekkoon région. li ñu amee fédération. ci région yi noonu la CNTS amee woon ay député nag yëppam. ñu comme ñoom Madia Diop. waaye bi mu ñëwee ba xam ni pour grève bañ a am moom brassard rouge la bëgg. ñu ne bu leen meeree takk leen brassard rouge. ñëpp xam nañ ni Wade moo tax CNTS. favoriser CNTS FC. mais ñu taal bourse du travail. keroog bi moom Madia Diop di moom moo di giro boobu maa ngi jógee Thiès audience di ñëw. ma ñëw jubal bourse du travail fekk taal ko. nga yéeg ñu woon ma ñu taal ñu dee bu buñ taal Awa Sow Moussa Sow mi ñu taal Moussa Aw mi dee donc procès boobu maa ko plaidé. ok d'accord. kon man travailleurs yi amul ñaar dërëm ba may sax sos parti damay téemaa créé parti boo xam ne travailleurs dañu liggéey ba dee ba retraité lu ñu am kër. travailleur dana dem ba yàgg du am sax lu fayalee doomam école kon ñu jar a jàppale lañ. ok ba pare dañoo war a jox nit ñi liggéey donc man du ma avocat rek VIP. mais nag doo nekk avocat Barthélémy Dias ñaari yoon ba su ma fay dërëm boo ko laajee dana la wax xanaa kon xam nga du ma avocat VIP rek. Bamba Fall bi nekkoon niib jàpp ne assassinat sur plainte de feu Tanor Dieng ma taxawoon defal laaj ko dafa sama fay 1 franc Mali lu may xool télé Bamba Fall maire de la Médina ku ñu néewal doole dama lay jàppale léegi doo ma fay dërëm. mais par contre boo toogee Franck Timis jógee Zurich je vais prendre le meilleur avocat du Sénégal ñëpp toog di déglu loolu la ko fekk seen aéroport ci la suñu dégg jël na Me El Hadji Diouf loolu man dafa yàllaa ko def. profession libérale. ñu toog ma toog le ministre des finances du Bénin bi nga xam ne moo rek le commerçant président du Bénin la moom la ragal talam muy commune ni ma yow laa bëgg a jël. parce que mooy l'homme fort actuellement du Bénin il ne ko doo bokk élection yi tëj nañ ko 20 ans d'ailleurs comme ni ñu def xale Côte d'Ivoire bi. Guillaume Soro ñoom ñëpp ay jeunes lañ am doole ñu dàq ñu bëgg leen écarter. bu ma toogee Cellou Dalein Diallo ni ma dañ may jaay doole Alpha Condé may jaay doole depuis 2010 dañ ko jëkk a sàcc élection ma dem di ko défendre Conakry 2015 noonu ba 2020 mais parce que gis nga ci li ngay liggéey ngay jaamu yàlla